nga alors nga ne la Abdou bàyyi ma fi mu nekk nii da ngay loo fayoo ngay wut waaye man mënoo fi mu nekk nii jékku naa la ci poñ bàyyil ba nga wori ba pare Babacar sax moo la gën wax Babacar sax koré Babacar sax fi mu nekk nii génn na ci koor gi tabarkàlla waaw Sud Quotidien li nga defee ci boppu yéenekaay yi moom laa koy daal di tàmbalee ak diplomatie parlementaire nee na vers un nouvel axe Dakar Hanoi lañ koy liire wala Hanoi HANOI ma xool yéen ñi xam nu ñu koy liire Hanoi mu ngi noonu man daal nee naa la ka Hanoi ak nu ngeen ko déggee mooy loolu en tout cas benn joxante loxo boo xamante ne rek fas yéene na am ci digg jàppalante ak dimbalante président bu l'Assemblée nationale bu Vietnam ànd ceeg di wuyoo ci turu Tran Van Man ànd ceeg ñi nga xamante ne ñoo di ay soxnaam ak benn délégation bu am solo daal di it fas yéene joxante loxo ak parlement maanaam suñuy El Malick Ndiaye di président bu l'Assemblée nationale bu Sénégal ngir wàllu dimbalante jàppalante am visite officielle ci Dakar boo xamante ne rek lépp mu ngi tënku ci xool nan lañ mën a gën a weccoo ci mbirum doxalin ci koom-koom ak la ci aajowu moom Sud Quotidien xëye ko ñun ci xën mu njëkk mi góoru awangoog loolu moo gën a fees ci Sud Quotidien ñu dem ci beneen xët ci beneen xibaar di Walf Quotidien la bu xëyee ndoog ñum nee na asphyxie financière des médias violation des libertés de presse emprisonnement yooyu yëpp ñu di ko nemeeku jamono jile ak fi nga xamante ne moo di Walf Quotidien nee na nag la gauche au secours de l'info jamono ji waa gauche ñu ngay xool nu ñu mën a def ba indi jàppale jàppandal ci mbirum xibaar la CDC dénonce une politique machiavélique d'écrasement de la presse wàllum tasum xibaar gi ak jafe-jafe yi ñuy dund jamono jilee moom Walf Quotidien xëy na ko ñun ci xën mu njëkk mi Les Échos la mu xëyee ñun tey nee na l'audience de Doro Gueye à Paris renvoyée à 3 septembre inchallah double victoire de Farba Ngom contre le procureur financier moom mi nga xamante ne moo di Farba Ngom am na ndam ci ki nga xamante ne moo di procureur financier moom journal bi xëyee koog ñun réquisitoire supplétif mandat de dépôt requise contre Ismaïla et Birane Ngom Les Échos xëy na ko ñun ci xët mu njëkk mi ba tey l'infraction d'association de malfaiteurs en bande criminelle organisée a désormais soutenu moom journal bi xëyee koog ñun ci xët mu njëkk mi les frères de Farba Ngom sauvés de prison Les Échos loolu la xëyee ñun en tout cas enquête moom la mu xëyee ñun ci beneen xët ci beneen xibaar nee na évasion qui inquiète Dangote moom journal bi pétrole russe ak jamono ji nu ñu nemee ko ci mbirum pétrole geek ñu njaac ak lay ñuul te sow ma moom enquête xëy na ko ñun ci xët mu njëkk mi loolu la affiché ñu dem ci beneen xët ci beneen xibaar de Libération moom la mu libéré tey jilee nee na le parquet financier frappe au cœur de la mafia à 845,051 milliards de francs CFA koppar yu toll ci juróom-ñetti téeméer ak ñeent fukk ak juróomi milliards ak lu teg nañ ci loxo arrestation yu njëkk ak mbirum navire fantôme engagé dans le projet GTA mbirum pétrole ga digg géej ak la ca aajowu moom Libération ak la mu ca indi ci l'enquête ñu dem ci beneen xeet di Vox Populi la mu xëy ñun tey nee na grève des travailleurs de la justice vers le point de non-retour en tout cas ñoom travailleurs justice yi ñi yëngu ci wàllub yoon fi mu nekk nii mel ni ab ayug bés ngi nii ñu bañ a fas xànc ak morom ma banque seen i yoxo di sàkku seen i woote bañ a tàbbi ci noppi ku tëx ba tax ba léegi boobaak léegi mbir mi daal ndax dañoo yegg rek foo xamante ne dellu ginnaaw mënatul amati l'entente si juste UNTJ se radicalise davantage face au pouvoir ba tey seen digganteeg njiitu réew mi wala seen digganteeg nguur gi mbir ya ba tey mu ngay gën a di tàggatémbe un nouveau mot d'ordre de grève de 48 heures décrété patiralu autorité yi ñu ngi koy déplorer maanaam ñu ngi koy araftu di ci ñaxtu
looloo gën a fees ci Vox Populi, un remaniement d'ouverture au centre sur le parti au pouvoir ou centré sur le parti au pouvoir wàllu remaniement ak nañu ca la ñu cay xaar. ñu dem ci beneen xët l'Observateur la mu xëyee ñun tey ci beneen xët nee na Mbathio contre coach, les détails explosifs d'un combat pour l'honneur. L'Observateur ak la mu teg ci mbirum tegu loxoog joxuñu baaraamu tuuma ka ñuy woowee coach bu baax maag kenn ka ñuy wax Mbathio. L'Observateur indi ci lenn la mu cay xamle. Le Quotidien moom nee na la défense de Serigne Issa Touré jamono jooju Serigne Issa Touré ak ña koy permettre wala sax ña koy défendre accusation sévices envers ses talibés joxuñu baaraamu tuuma gi ak ku nekk la mu ca yéeyab bi défense bi ak nañu ko protéger moom Le Quotidien xëy na ko ñun tey ci xët mu njëkki mi. Laas la mu xëy ñun tey nee na la famille dénonce la théâtralisation génn ñàkku bakkenu ki nga xamante ne moo di Mancabou François Mancabou moom mi le di audition ci mbir yile moom seen njabootam nag ñu ngi sàkku ñu indi leeral ci paatuk waa jile di Mancabou. Laas xëy na ko ñun ci xët mu njëkk mi. Aliou Sarr délivre 1500 titres aux populations journal bi ko xëyee ñun ci xët mu njëkk mi de ñu dem ci beneen xët ci beneen xibaar l'info la mu yeggal tey ci information nee na alerte sur les données mbirum données personnelles bàmmeelu biir daal léegi amatul bu yaboo ku nekk la ngay def sa portable wala sa machine ngal la nanga ko seetantal ko ndaxte wàllub cyber menace au Sénégal lii lañ bët ci suñuy biir téléphone ak suñuy biir données personnelles te xamuñu ko ak fa mu jëm kenn xamu ko l'info xëy na ko ñun lu waaye di ca def daal xool ko seetantal ko. Les étudiants en grève pour des bourses impayées depuis 3 points de suspension 2022 loolu yàgg na de 2022 ba léegi jotuñu ñenn ci seeni bourse ba tax ñu daal di amal seen yëngu-yëngal l'info ci étudiants yi. L'info xëy na ko ñum ca xën mu njëkk mi di université El Hadji Ibrahima Niass ca campus bu Kaffrine. L'info xëy na ko ñun ci xët mu njëkk mi ñu dem ci beneen xët ci beneen xibaar ginnaaw l'info tribune la mu yegal ci tribune bi la liberté menacée jamono ji mandat de dépôt à gogo bëri na dool mandat de dépôt ak bëri léegi ci réew mi. Babacar Kane góor yu yaay awa prison pleine justice en grève yoon ñu ngay grève ñi yëngu ci wàllu yoon. Tribune xëye koog ñun mandat de dépôt yi di gën di bëri prison yi fees del yal nañ ci yàlla musal doy na waar fan la ñu jëm yal nañu yàlla dolli sutura yàlla na ump képp koo xamante ne doomu aadama yàlla na ump képp ko fa duggagul képp ku fa dugg it yal na la fa yàlla génne waaw ka ñuy joxañ baaraam it mu di fa waaj a dugg yal na ko yàlla setal Babacar Kane du noonu wallaay ndeysaan. Tribune loolu la xëyee ñun tey ci xët mu njëkk mi ñu dem ci beneen xët ci beneen xibaar di Le Soleil la mu yéegal ñun tey ci jant bi nee na les orientations du chef de l'État orientation au président de la République son excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye nee na accès à l'eau, emprise militaire, gestion des marchés, enseignement supérieur mbirum njàngale mi ca daara yu kawe ya marché yi maanaam jënd njaay gi ak joxe yenn ci ay marché na mu fa war a demee emprise militaire militaire yi nga xamante ne jóge nañ ci ya ñu jox yoroon ci suñuy suuf ak accès à l'eau mbirum ndox mi ngir ku nekk war caa mën a jot. Conseil des ministres bañ doon amal démb moom président de la République indi na ci orientation en tout cas le premier ministre annonce la présentation dans les jours à venir du plan de redressement économique au grand public et aux partenaires. nu ñu mën a def ba gën a suqali sunu koom-koom yëkkatiwaat ko moom premier ministre incha allah dina ci ñëw xool nan fesal jéego yañ ca fas yéene si Le Soleil xëy na ko ñun ci xët mu njëkk mi waaye yor dëggal ko ci xëtam conseil des ministres chômage pauvreté enclavement ak situation de handicap moom journal bi xëy na ko ñun waylaago yeeg seenu ak yelleef situation gu réew gi ak wàllum pauvreté gi ñàkk geeg la ca aajow moom premier ministre Sonko s'engage à corriger les inégalités sociales moom daal dina nag taxaw temm ngir mën a saafara jafe-jafe yi lee direct news la mu def direct tey jilee nee na le règlement en cours de la crise dans l'est du Congo ca bitim réew la daal di def sequ jéego le continent un spectateur face à des acteurs extérieurs engagés
ñenn ci ay acteurs yu jóg taxaw temm ngir l'Afrique mën a siggi ak jafe-jafe ya nekk ca Congo ca penku Congo ñu mën ko saafara. Direct News xëy na ci ak ñun ci xët mu njëkk mi ak kenn kam ñu wanale xar kanamam réew mi quotidien la mu xëy ak ñun ci beneen réew nee na remous dans la justice jamono ji ak justice na muy taxawee mbirub yoon araftu geeg ñaxtu gi mu ngay gën di takkarnaase le SYTJUST ak UNTTJ ñoom ñu ngay yëglu en chaîne avec 48 heures de grève daal dinañu dàbbaliwaat ñaari fan yi grève yu ñu nara fas xàcca morom. Alioune Tine appelle Ousmane Sonko à désamorcer la bombe wala la crise journal bi xëyee ko ñun ci xët mu njëkk mi ñu dem ci wàllum tàggat yaram moom laa koy daal di ndar keppe wala moom laa koy daal di buuralee noonu balaa ma koo buuralu ma ko dama koy daal di ndar keppale loolu en attendant record wàllum tàggat yaram ci làmb la ñëw ak mbër yi nga xamante ne fi mu nekk nii seen gët teguwul fudul ci ki nga xamante ne moo di loolu le roi des arènes Modou Lo le roi Modou Lo leur cible bokk na ci Siteu Ada Fass ak ñeneen ñu mel ni ñoom boy yi nga xamante ne ñëw nañu wane seenu xarañte tey bëgg a teg seen i gët ci ki nga xamante ne moo di Modou xarañ record xëy na ko ñun ci xët mu njëkk mi en tout cas Ada Fass et Siteu rêve du trône jamono ji seen gënt nag mooy nuñ mën a def ba jël couronne bi. Gris Bordeaux s'oppose et alerte moom laa koy daal di buuralee fédération de lutte ngir ñu def ko fédération de lutte CNG soppi ko mu doon fédération de lutte moom Gris Bordeaux moom ànd ci nee na on veut nous faire croire que c'est pour mieux organiser la lutte ce sont les gains des lutteurs qui sont visés en tout cas lii mbër yi di am moom la ñu visé moom daal la ñu teg ay gët ngir bëgg a def lii fédération waaye dañ ko bëgg dañ yaakaar ne dañ koy organiser mais organiser ko kopparu mbër yi rek moo leen soxal moo tax ñu bëgg koo def fédération bu ñu sukkandikoo ci Gris Bordeaux du samay wax de Gris Bordeaux ko wax les conditions ne sont pas réunies pour une telle réforme bi jotagul waaw waraguñ koo teg léegi tribune loolu la xëyee ñun di kàddu Gris Bordeaux mi àndul ci CNG ñu soppi ko def ko fédération sénégalaise de lutte looloo gën a fees ci boppuk yëglekaay yi